liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu doon lu ñu yëkkati moom laal suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya. Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, nous vous devons un grand hommage au nom de l'islam. sant rek te soññ bu nu geesu bu nu taxaw. Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, vous témoignez gratitude par la ziar nous est redevable. jërëjëf Mbacké. Hizbut Tarqiyyah. ay géej ay tund ay montagne bu doxoon sa diggante ak sa sëriñ dem boole ci. 22 mai 2021 Touba. Un appel solennel de reconnaissance au khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. C'est la grande ziar de Hizbut Tarqiyyah. Hizbut Tarqiyyah. bismillah barke borom Tuubaa. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi nuyu ñi fi tedd ñi fi daje ñëpp di leen ziare di nuyu mbokk jullit yi rawatina mbokk taalibe yi di leen ziare di leen ndokkeel ci bis bi nga xam ne lislaam jëpp a ko bokk. di leen ndokkeel itam ci weeru tedd wi nga xam ni ci lañ bàyyi ko di sant suñu borom bu baax a baax a baax ci dundal gi nga xam ni ànd nañ ko suñu yaakaar yi teeg ëllëg Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér mu taxawal taxawaay bu am solo bi nga xam ne jëm na ci dundal weer wi dundal goo xam ni taalibe yëpp yëg nañ ci dunduk xol di sant suñu borom bu baax a baax ci nim delloosee taxawaay bi nga xam ni sëriñ bu mag bi daan na ko taxaw ci weeru koor ak ni mu ko fonke woon. ñu bëgg a ñëw rek ci fàttalante yoo xam ni niñ ko doon defee ci at yi jàll ñu xam ne bis tey bii suñ sang bu tedd bi defati na fàttali ak jàngale ak soññee bu am solo bu jëm ci taalibe yëpp jëm ci jullit ñëpp xamal ñu liñ amal njariñ ak liy tax ñu mucc àddina ak alaaxira texe àddina ak alaaxira te muy lu mu baaxoo fàttali ndax moo jëm ci jéem a xam sëñ bi jéem a dund sëriñ bi waaye itam mu xamal ñu ni sëriñ bi nag mënuñu koo xam te amuñu qasdu wajhillaahi mooy jublu yàlla jëmale ci yàlla suñu borom suñu lépp xam le ni itam qasdu wajhillaahi mënuñu koo am te dëdduwuñu àdduna xamal ñu itam ni dëddu àdduna moom du ñàkk lekk du caaga nag ñàkk lekk wala ñàkk naan wala ñàkk dëkk wala ñàkk denc waaye yooyu yëpp ñu xam ne luy nekk ci biti la di la suñu borom di jox waaye mu xam le ne nag dëddu àdduna bu ñu koy wax mooy jublu ci yàlla àdduna bañ laa saf dara kon loolu dañu xam ne kon ci xol la nekk muy wàllu liy tax nit ki mën a dëddu àdduna ak liy tax mu mën a mucc ci pakki àdduna kon xamal nañu yoon wi war a jaar ngir mën a yegg ca lañ amal njariñ loolu nag muy lu am solo loo xam ne kon bëgg nañ cee delsi ànd ko ñi nga xam ni ñoo nekk ci jataay bi su ko defee dinañ jox sëñ Mouhamad Lamine Diouf mu ñëw ci yenn yi nga xam ni ay tombolo yu am solo yu ñu war a bàyyi war xel bu baax a baax ci bunt bu am solo bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké jàngal nañu ko soññuñu ci ñun taalibe yëpp ak ñun jullit ñëpp. bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñuy nuyu kilifa yëpp ak bokki taalibe yi nga xam ne ñoo fi teew ni ko Serigne Alioune Guèye waxee rek ci bunt yi nga xamante ni Cheikh Mouhamadou Mountakha ubbi na ko ci waxtaan yi tey ñu mën cee jànge lu bare loo xam ne suñ ko doon xaaj gis nañ ci bunt yoo xam ne li ci jiitu mooy ak cant suñu digganteeg suñu boroom mi nga xam ne moo ñu boole ak Sëñ Tuubaa ci biir loolu nag mu am ci loo xam ne mooy suñu taxawaay suñu digganteeg sëriñ bi ak ni nga xam ne ni la ko suñu boroom tànnee boole ko ñun
kon nee na suñu lépp li ci jiitu mooy jéem a xam sëriñ bi ak jéem koo dund. loolu dinañu dimbali ci suñu ko bëggee def ñu jéem a jàng doxinam te jéem koo xam, loolu di fànn gu am solo. mu dikkaat itam ci li nga xam ne ba tey moo ñuy war ci loolu mooy suñu lépp ñu jëmee ko ci yàlla suñu boroom, mooy ni ko suñu àll ni ngay waxee léegi muy xasdu wajhi laay jublu suñu boroom rek. waaye nag nee na jublu googu mooy dañuy fexe ba daray àddina dootul saf ci ñun. nga xam ni kon ne sëñ bi waxoon rek ci gaa yu baax yi lu mel noonu mooy taxawaay ba. kaanu ilal uxra zawintilaaxi iswaajohu daraja bi talaaxi. nee ñoom dañoo jublu woon àddina rek alaaxira rek ba waral wujjum yi nga xamante ni mooy àddina nee na ñu fase ko. nee na loolu nag su jàllee dana indi suñu digganteeg sëriñ bi ni nga xamante ni moom lay laaj. li ci jiitu nee na mooy wan ginnaaw àddina ak lépp loo xamante ni du yàlla suñu borom. mu xamal ñu itam niñ koy defee te nee na loolu weesuwul sant ko ak sax dàkk ci liggéeyal ko ni mu ko bëggee moom sëñ bi. te nee na loolu nag dara jiituwu ji sax dàkk ci jaamu yàlla ak sàmm ci biir ak ci biti ak doyloo ko moom sëriñ bi, waaye nekk nag ci li nga xam ne mooy lim ñu nekkaloo. te nee na loolu mooy li mu yeesal rek indi ko fi. te loolu yaakaar naa ku dellu ci ñi jëkk a topp sëriñ bi ànd ak moom bi ñu ñëwee lam leen wax mooy koo xam ne li mu bëgg la bëgg na ànd ak man ci nii ma bëggee mu ànd ak man. loolu kon mooy mu dindi seen doxin ci lépp loo xamante ni mooy àddina, fuut seen xol, yëkkati seen yitte ba amatuñu soxla ci dara lu dul suñu boroom. àddina ñu won ko ginnaaw, won ginnaaw goo xam ne mboolem ñi nga xam ne jamono wonte nañu ak ñoom xam nañ ne lii jàppoon nañ ne jàppuñu woon ne nit dana ko mën, waaye nag ànd gi ñu ànd ak sëñ bi moo tax ñu mën ko. loolu nag li leen ko may mooy ak sóobu goo xam ne dañuy nekk ci moom, seen lépp ñu jëmee ko ci moom, jooyal ko ci moom moo leen mën a may loolu. ne melokaan woowu nag dina am lu am njariñ loo xam ne moom la ñuy jural. nee na jublu gi yàlla suñu boroom ak jublu gi àllaaxira nee na boo ko defee sa lépp yiw rek lay doon, ndax dootoo tal xëccoo ci àddina. ndax xëccoo na ko sëñ bi waxee woon si Abdoulaat nee na xuloo ak mer neen li koy waral dalul nee na xëccoo njariñ ak xëccoo daraja rek moo koy indi. waaye nee nag bu sa xol lépp jubloo suñu boroom nee na yow amatoo koy xëccool dara. nee na loolu itam dana tax dootoo yéene kenn ab safaan, waxuma la ak nag di jëf jëme ci moom. kon nee na melokaan yooyu da ngay gis ne kon indil nañu li nga xamante ne mooy ak sell, indil nañu li nga xam ne itam mooy ak njub. moo indi nag beneen bunt boo xam ne ba tey ci waxtaan wi sëriñ bi indi na ko, muy taxawaayu sëriñ Touba. taxawaay boo xam ne nee na mësula boole suñu boroom ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak dara. ndax nee na saa boo xamante ni nit mës naa wax ak moom lenn lu jëm ci loolu, bokk na ci li ma daan tontu lastu amilu li siwa maayu di rabba samaawaati wa rabbal ardi. jëmuma mbaama jëng jëm ci lenn loo xamante ni wuute nag loo xam ne day may ngërëmal yàlla suñu boroom ak ngërëmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. moo tax ku yàgg dégg ay waxtaanu Cheikh Mouhamadou Mountakha diñ ci dégg muy wax ne sëriñ bi de bi ñu ko gisee ba bi ñu ko noppee gis ci boroomam rek la nekk. te nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam rek la daan jël ñoom ñaar ci diggante boobu boolewu ci dara. li muy ñaan suñu boroom sax bokk na ci wal tusbitan hubbaka fii fuaadi wa hubba xayral xalqi fii tamaadi. ñaan yàlla saxal cofeelam ci yàlla suñu boroom ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam.
yonent boobu mu àndal nag te yàlla suñu borom tegtal ko moo jàpp ci loxoom ba yóbbu ko ci suñu borom dalla ni yàlla ala muhammadi waxaadani muhammadi li samadi kon moom wane na ni nga xamante ni moom la wax jublu gi mu jublu it suñu borom foo gis ci ay xasidaam di nga ci gis wajjahtu yu bari yoo xam ne bu ci ne day wane ne amul itte ci lenn wala kenn ku dul yàlla suñu borom te itam boolewu ko ak dara mu indi bunt boo xam ne itam won nañu ni nga xamante ni maanaam mooy taxawaayam kon nee na sëriñ bi suñu borom la soob mu boole ko ñun indi ko ci àddina ngir won ñun ni nga xam ne ni la ñu war a jaamoo yàlla suñu borom ak ni ñu ko war a nekkalee ak ni ñu ko war a wéetalee kon moom la tàmbalee ci ba ñu ko xamee ba ni nga xamante ne noppee nañu ko gis mu nekk ak dëkk ak boroomam amul benn taxawaay walla situation walla jamono yoo xamante ne nekk na ci ba ñu gis ko mu wax walla mu jëf walla mu doxee lu weesu wéetal yàlla suñu boroom bañ koo booleeg dara bëgg lu baax ak fépp foo xam ne diine taxaw na fa mu wone taxawaay yi ñu war a taxaw wone na ko ci njëlbeenam ci ay at yoo xam ne yu néew la ci saayir nekk ak ñoo xam ne jàppoon nañ ne xam-xam ci ñoom la yam ba mbir taxawee ñu war a àtt dëgg bi ko ñëpp maslaa ci digg ba la jaar boo xamante ni itam gis nañu bi ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam di liggéeyloo liggéey bii ba mu waxee fi mu toll ñu bari seen dënn dafa rëcc ñu jàpp ne musuñoo gis koo xam ne àddina waaxoona ba ci buntu këram ne ko jàpp ma mu won ko ginnaaw ne ko man ci yàlla laa jublu xaaloo li yar kan taxaw ak la ca am lépp waaye nag fa mu tàmbalee ba fa mu yem gis nañu la ko ci suñu borom fayee sëñ bi nag indi ci loo xam ne mën naa cee daaneel muy loolu lim ñuy jural nee na dootul am lu ñuy tiit dootul am lu ñuy ragal amul itam dara loo xam ne dinañu mënal dara su fekkee doxin wi sëñ bi digle nekk nañ ci sax ci kon muy soññee yu am solo di fàttali yoo xamante ni yeesal na la taxoon sëñ Tuubaa keroog bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee di ko yeesaloo yoon wi la mu indi woon ci doxin woowu rek day mel ni sëriñ bi ci mën a jàngaleem ak xam yoon wi ak mën ci saa su ndaw mu mën a joxandoo bind ñoo xam ne bokkuñu ay tolluwaay ak àlluwa yaakaar naa waxtaanam wi indi na loolu lépp ci suñu digganteeg sëñ bi ak li ñu war a def ak fi ñu war a nekk ak itam ñu xam ne la taxoon sëriñ bi dikk di yeesal loolu ña jiitu woon taxawaay ya ñu amoon ci bàyyi àddina jublu sëriñ bi taluñu dara lu dul àllaaxira ñu bañ a jàpp ne loolu foofee rek la yem warul am ci suñu jamono ji ndax leeral na dëddu nee na du tere am foo dëkk du tere lekk du tere naan du tere denc waaye kon dañuy xam ne beneen taxawaay lay doon boo xam ne pas-pas lay doon ak mbirum biir moo xam ne loo ci nekk ci àddina lu mu yëngu-yëngu ak lu mu xumb-xumb du yàq sa pas-pas ak sa jublu ci yàlla suñu boroom ginnaaw boo xamante ni futti nga mbuumum àddina jublu alaaxira kem na nga xam ne murit ya taxoon ñuy wax murit jublu yàlla suñu boroom namm jëmmam ji loolu rek mooy seen itte kon mel na ni loolu lañu sëñ bi woo yàlla nañu suñu boroom may melokaanu ñu mën cee sax te dégg ko te jëfe ko ni nga xamante ni la ko digle. jërëjëf ni ko sëriñ Mouhamed Lamine Diouf tënke kon mu mel ni am na solo lool te dëppoog li sëñ bi wax rek lim indi lépp mu wax ni dama koy tënk rek ci ni nu sax dàkk ci wéetal yàlla sax dàkk ci delloo sëriñ bi diggam ak boroomam te nekk ci lim ñu nekk loo kon loolu lépp dafa daje ci biir loolu suñ defee loolu mu wax ni waruñoo tiit dara bu nu jaaxle ci dara bu nu ragal dara te dara du man ci noonu dara kon loolu moom lu garanti la loo xam ne li ñu koy may mooy ñu nekk ci li ñu nekk loo ci biir loolu itam wax dëgg lu lay musal ci jaaxle àllaaxira ëllëg war ngaa xam ne kon yóbbaale na jaaxle ak àdduna
te li sëñ bi wax rek ci fa man yu dim qasda wajhillaahi xidmatuhu fa innahu laa yulaaqi naara wal alama képp koo xam ne dangaa jubli ci yàlla te sax ci di ko liggéeyal di liggéeyal yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam garanti na la ndax nee na doo dajeek sawar a mukk lenn luy tiis doo dajeek moom kon loolu ñu ci sant suñu borom kon dañoo war a jël suñu lépp rek defee ni ko sëñ bi waxe ndax sëñ bi mag bi moo fi ñëw suñu borom tànnal ko indi ko ci biir jaam ñi ngir muy wan jaam ñi ni ñu war a jaamoo suñu borom te li jaam bi am lépp tënk na ko ci bayt yi nga xam ne daa wax ni qasadtu wajhallaahi fi qaa'idi wal qawli wal amali ni'ma qaa'idi jaam bi lim am mooy loolu mooy pas-pasam la am ak i waxam ak i jëfam sëñ bi nee nag lépp nag dama koo jëmale ci yàlla suñu borom laa ci jublu tagg yonente bi nga xam ne moom mooy qaa'idam ci ni'ma qaa'idi kon mu mel ni lii sëñ bi wax rek mooy lépp buñ ko defee mucc ci lépp luñ bëgg a mucc suñu borom defal ñu tawfiix ci lépp loo xam ne moo ñuy jëriñ tey ak ëllëg kon ñu jox sëñ Mouhamad sëriñ Hassan Diouf mu ñëw ci tomb yi nga xam ne itam moom la ci yaatal. bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. ñoo ngi nuyu ñëpp di nuyu kilifa yi fi teew di ñaanal Cheikh Modou Mountakha Mbacké gudd fan ak wér di sant itam bu baax ci saa su nekk bu waxee ak jullit ñi ñu mën ci am loo xam ne dundu àddina ak alaaxira yëpp dana ci yéwén la ca des kon mooy dégg giñ ci war a am ngir góorgóorlu ci tomb yi nga xam ne teg na ko te njëriñu àddina ak njëriñu alaaxira nekk ci biir waxtaan bi nag ma seetlu ci te loolu faral na bari na li muy ñëw ci ay waxtaanam te gis naa ne jëf lu mu bari bu ci yooyu amul njëriñ dana ci jafe baatub góorgóorlu ñëw na ci waxtaan bi baatub góorgóorlu ñëw na ci waxtaan bi lu bëgg a jege ñaar fukki yoon kon nga xam ne nit nekk ci mbir mu jafe nga dellu ginnaaw wala nga teg ko ci sa bakkan ni mu ko bëggee wala ni mu gën a woyofe taxul nit a jëriñu baatub sax ci dàkk ñëw na ci waxtaan bi ay yooni yoon kon jëf ju baax mënul jëriñ boroomam lu dul da caa sax te bañ caa jóg jàpp ak dëgg te dëggal ko bañ caa jóg sunu boroom wax na ne ci la njëriñ nekk kon li mu wax ni lépp fam ñu jëriñe mooy ñu ngoy ci te bañ cee jóg te dara bañu cee jële baatub yitte ñëw na ci waxtaan bi ay yooni yoon ñetti baata ngi noonu yoo xam ne murid mënta doon saadix mukk te amuk te ñett yooyu àndu ci ak moom mooy góorgóorlu saa su nekk am di dab borom yitte yu kawe ya ak li nga nekk nga jàpp ko te dëggal ko te mu jaral lu nekk ak sax ci dàq ci bañ caa jóg ñett yi day seetlu naa ne ñëw na ci waxtaan wi ay yooni yoon te bu ñu delloo ci ay waxtaanam da nga gis ne saa su ne da ciy ñëw kon nag nañ xam ne Serigne Touba li mu indi ci ay njëriñ nekk ci dara mu ñu cee jëriñ lu dul dañ ci ne kattiwu la ba Sëñ Abdoulaye Mbacké waxoon mu jaral suñu bakkan te ñu bañ caa jóg ci biir waxtaan bi nag mu am leneen loo xam ne yaakaar naa ne ñëw na ay yooni yoon ci waxtaan bi mooy àddina ji ñu nekk Sëñ Lamine ñëw na ci Sëñ Aliou Gueye ñëw na ci waaye leer na it ci biir waxtaan bi kër la gokk dañ ñu fee wàccee waaye Sëñ Abdoulaye dafa waxoon ne noppal ñu taxul ñu ñëw àddina baneexal ñu taxul ñu ñëw àddina wane ne ab liggéey rek moo ñu indi àddina kër goo xam ne nag dafa am xalaatkat bu ci wax lu am solo dafa wax ne àddina day kër guy jeex nga war fee liggéey loo xam ne moo lay yor ci kër gu dul jeex nañ xool loolu ni mu mel kër guy jeex te li nga fiy liggéey moo lay yor ci fa dul jeex te ci biir jeex googu àddina jeex tëlee ngi fi Sëñ Abdoulaye noonu la waxoon ndax kenn ku ne am nga ab diir mënoo dara te boo fi yàggee di dootoo mën dara diggante ñaari diggante yooyu nag li nga war a liggéey lu lay yor ëllëg ci diggante yooyu nga koy liggéey kon bu ñu la nee summi ko ci mbuuba àddina ndax xataayu àddina moo tax te ci biir liggéey boobu ngay liggéey sonn nga fi woppa nga fi leneen a nga fi ci ay jafe-jafe yoo xam ne ci ngay xuus ba liggéey lu lay yor ëllëg ndax kon àddina noof lay xëj na fi loolu lu jara bàyyi xel la Sëriñ Tuubaa it dafa am nu misaale woon àddina annaasu fi dunya musaafiroona
wa muntaha safaruhum yawma alxiyaamati iza wasalu fiha inal abraara la fi nahim wa inal fujaara la fi jahim sëñ bi dafa waxoon ne àddina tukki la nee na bu ñu fa àggee nee na tukki bi nag dëkk ba mu jëm bés penc la tudd yawmal xiyaam kon ñun ñëpp ci tukki lañ nekk sëñ Ablaat it ci waxtaanam loolu la waxoon daf noonu àddina tukki la nee na aw yoon la yoon woo xam ne tànku ku nekk ngi ci nee na bu ñu àggee ci dëkk bañ jëm nag tudd yawmal xiyaam nee na ñaari kuréel la ñuy def ashaabul yamin ak ashaabul shimal ñi texe mooy ñi nekkoon ci li seen borom bëgg fii jàdd dem ndeyjoor mooy ñi mucc ñi ña nekkoon ca leneen dem ca càmmoñ ba yàlla suñu borom musal loolu sëñ Tuubaa leeral na ko waaye it moom sëriñ bi bu ñu royee ci moom danañ war a mën a mucc ci àddina di ndax moom dafa waxoon ne kuntu taarika dunya la baqa alaha fa sirtu qaasida uxra la fana alaha dama gedd àddina bàyyi ko ndax dafa saxul gannaaw day jeex damay xam ne bariwul njëriñ ma jublu alaaxira bu dul jeex loolu mooy li nga xam ne ba tey moom la ñu sëñ bi joxoñ alaaxira nag ni ñu koy jubloo xam nga wax na qasdu wajhillaahi mu wax ne du dara lu dul jublu sunu borom ak jublu alaaxira jublu sunu borom ak jublu alaaxira nag mën naa ko tënk ci wax joj yonent bi waxoon na ko te ku ñuy wax Muaz ibnu Jabal nettali ko dafa wax ne yonent bi dafa waxoon ne bés penc ku fa teew ku nekk balaa ñoo seq ak yow dara dinañ la laaj ñeenti laaj sa dund ci lan la jeex sa ndaw ci lan nga ko màggetalee xam-xam bi nga amoon ci loo ko def alal ji nga amoon foo ko jële foo ko dugal ñeent yi ku ci mucc nga ci àllaaxira mooy sa ndaw nga jeexal ko ci yàlla sa dund nga jeexal ko ci yàlla sa ndaw nga màggetal ko ci liggéeyal Sëñ Tuubaa ak sa borom sa xam-xam gépp nga def ko sëriñ bi sa alal nga def ko sëriñ bi loolu lañu sëñ bi woo ku ko def bés penc amul loo fay tiit ndax njëriñ ci foofu rek la nekk coonoy àddina nag bariwul njëriñ àddina nag bu mu ko doon misaal dama koy misaal na ko sëñ Tuubaa jàngale sëñ bi dafa wax ne ad-dunya ma bayna as-samawati wal ardi man ahaba shay'an minha li xayri wajhillahi faqad ahaba dunya nee na àddina mooy li nekk diggante asamaan ak suuf loo fi bëgg te jëmmi yàlla ji taxul bëgg nga àddina nit dana soli sagar sax te jëmmi yàlla ji taxul moom dëdduwul àddina daa bëgg àddina moo tax mu wax ne bëgg àddina terewul lekk terewul naan terewul def lépp waaye li wajhillaahi mooy qasdu wajhillaahi kon loo ciy def te jëmmi yàlla ji tax bëgg àddina amatu ci waaye nag loo ci def donte ay sagar nga sol te jublu ci àddina ak nit ñi bëgg àddina ngoog moo tax mu wax ne fa man ahaba shay'an minha li xayri wajhillaahi mooy loo ciy def te jëmmi yàlla ji taxu rek faqad ahaba dunya kon qasdu wajhillaahi mooy looy def sunu borom na tax ci li may tënk nag ngir delloo kaddu gi mooy la borom xam-xam ba waxoon ci kiy xëyal àddina ni muy te loolu Sëñ Tuubaa misaal na ko ci ay bindam yu bari bu ñu amoon jot boo jëloon xasida yi rek jël xamat Suleymaan wala leneen nga gis nam lay misaale àddina ci ñu muy naxee kaanat mawaahibu hurqubin laha masalan wa ma mawaahidu xayrul xiyaanaati warkat dong la dañuy wor loolu bu ñu ci duggoon yaakaar naa ne mën nañ ci leeral ba ñu xam ne àddina kër guy wor la waaye waxtu wu xat la waaye dafa am borom xam-xam boo xam ne bañ ko laajee kiy sonn ci àddina moom da koo misaal bu leer dafa ne ara taaliba dunya wa in taala humruhu wa naala min ad-dunya sururan wa anhuma ka baanin bana bunyaano fa aqaama fa lamastawa ma qad banaahu tahaddama nee na man damaa gis ne kiy xëyal àddina nee na mu ngi mel ni kuy tabax yendoo tabax ba ngoon nga ñëw màbb la nga tabaxoon àddina noonu la mel kenn ku nekk loo daj ci àddina bu yàlla taxul bis dina ñëw nga rëccu ko loo fi daj te yàlla taxul bis dina ñëw nga rëccu ko kon nag sonal sunu borom rek moo am njëriñ roy gi muy wax ci sëriñ bi nag ngir ma dellu kàddu gi sëñ Aliou dama koy dellu ci li sëñ Saliou waxoon nee na saytaane day wax ne sëñ Tuubaa kenn mënta mel ni moom kon bu ñu roy ci moom nee na loolu waxi saytaane la mu ngi ci ay waxtaanam nee na kenn mënta mel ni moom waaye roy gi ñu koy roy ci ab doxinam ci la ñuy rawee keneen ku dul moom kon bu ñu kenn wax ne loolu mënul nekk nañu roy ci moom roy ay jikkoom sëriñ bi wax na ci waxtaan bi ci la ñuy rawee keneen ku dul moom te wax na ne buñ nekkee ci loolu boo delloo ci ay waxtaan moom sëñ Moodu Muntaxa ci ginnaaw wax na ne bu ñu royee ci sëñ bi ak ci li mu bëgg nee na bés penc malaaka yi sax duñ leen ñee ñoo ngi jégalu bu baax. jërëjëf comme muy lu am solo lépp rek jëm ci jublu ci yàlla suñu borom ndax lu jublu ci yàlla suñu borom rek neen la ba ci xam-xam li muy am njariñ su ko nit ki dee sàkku te jëm yàlla taxut amul ko njariñ tey bu ñu xoolee liñ si mi digal fasaari'u lil ilmi muz'inina
naa wii na wajhillaahi ajmaina ba ca xam-xam bu ñu koy sàkku jëm yàlla war a tax ñu koy sàkku sëñ bi dafa génnoon ci lépp lu dul suñu borom moo tax Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké wax ni sëñ bi moom boolewul boromam ak dara kon boromam ak yonent bi rek loolu feeñ na ci munsalixan fii jaysatin min xayri rabbil wara xadima usni xayri moom nekkul fudul yàlla ak suñu borom ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu mooy liñ sëñ bi di jàngal ngir ñu roy ci loolu ndax Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ñun ñëpp dañoo war a xam ni dañoo war a xam lan lañ yéene kenn ku nekk dangaa war a am si yëg-yëg sa digganteeg Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ni man sëriñ bi lan la ma yéene lim ñu yéene boo ko xoolee di nga ko gis ci mbindum sëriñ bi mooy isil murabbi laa yuridu fil murid illal wusula naa jiyal mina marid dafa bëgg ñu mucc seytaane te egg ca sunu borom te loolu mooy li nga xam ne ñun ñëpp loolu lañu war a xam ne mooy li gënal sëriñ bi ci ñun lépp lu ñuy gàllankoor ci loolu rek mooy luy dox suñu diggante sëriñ bi mooy liy dox suñu diggante ak sëriñ bi loolu nag yàlla suñu borom musal te dimbali ñu xiir ñu wommat ñu ci lii nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yéene kon sëñ Mouhamed Mansour Seck dina ñëw ci ab tënk boo xam ni dina ko def ci kalaamay tubaab su fekkente ni jëriñ daara yi mattali nag kàddu yi nga xam ne moo jëm ci bunt bi nga xam ne ci lañ nekk. bisimilah barke borom Tuubaa waaw xanaa sant rek te jiital ci sant gi sunu yaakaari tey ak ëllëg Cheikh Mouhamadoul Mountakha nit moom bu amee loo xam ne nguuraam mayu ko njàmbaaram mayu ko ndimbalal yàlla rek la kooku moom ak cant rek ci la war a jiital ab liggéeyam ci la ko war a jeexale sunu jataay bi sax lisaanul xaal dafa àtte ndax sëriñ bi waxtaanu tayam bi indi ngeen ko waaye man bi ma ñëwee fekk ñuy jàng xattaaba xalbiya lamma laahu sallama nii minal ida wa bi xatti zan bi akramani loolu mooy li ñu sëriñ bi bëggal sëriñ bi daf ñu koo fàggul li ñu sëñ Mouhamadou Mountakha bëggal sëñ Tuubaa daf ñu koo fàggul waaye jamono demee noo xamante ne nit ñi umpale sëriñ bi moo tax ñuy wuti ji leneen yaakaar ne ci la njëriñ ne te njëriñ newu ci njëriñ mi ngi ci sóobu liggéeyal sëriñ Tuubaa koo gis muy dox ci kaw suuf jëriñu la bëgg koo gis muy dox ci kaw suuf mucc la bëgg waaye yoon yi ñu koy jaar saa su ne dañ ci am mbetteel xel mu rafet taxut a mucc wut àdduna di ko fàggu yéeg la boo xamante ne ci suuf lay dalewaat bari na ñu sonn ñoo xam ne wuti xam-xam lañ doon def sànku am na ñoo xam ne uti alal lañ doon def sànku lenn rek la ñu gis mu amul safaan mooy wutali sëñ Tuubaa te waaj ba jekk def ko mu doon xasdu li wajhillaahi loolu mooy njëriñ yoo xam ne dafa ànd ak bila afatin wala kadarin wala stidrajin wala shay'in yasuu fil xaali wal maali sëñ Tuubaa rek moo lay jox loo xam ne amul safaan waaye beneen njëriñ boo wuti ji ànd na ak safaanam mooy njëriñ loo xam ne donte la nga gën a bëgg la mën naa ànd ak la nga gën a bañ te da nga leen di boole yor baa nga boole leen wàcc kon nañ jublu wutali sëñ Tuubaa nun dong yëpp nag la sëñ Mountakha waxal damaa dégg ci biir xattaaba gi ngeen jàng sëñ Tuubaa wax ci ne axrij minal qalbi minnil yawma jumlatama lam yakku indaka mahmudan li turshidani yàlla suñu borom lay waxal ne ko dindil ci sama xol lépp loo xamante ne gërëmoo ko li turshidani ngir nga jubal ma njubug suñu borom dégg ngeen sëñ wax ko njubug suñu borom moo ko mën a fàggul ab jaam waaye bu la koy dimbalee dalay boole ku mel ni sëñ Tuubaa ak njub kenn mënu koo am taamoo kilifa gu mat kilifa ku mel ni sëñ Tuubaa nag ba àdduna sosoo ba tey lislaam mësta am ku mel ni sëñ Tuubaa sunu sëriñ bi képp moo mës a yëkkati xalimaam bind wax ne baha rasulullahi kullul anbiya alayhimoo abqa salaamay rabbiya bi xidami xashra sinina bi xidam xaalisatin lisul wujudi wal xidam bis pénc li ma liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wasallam dina taxaw lanbiyaa wu yeeg mursaloona yi ñu baax ñëpp
taxaw mu ne ani ku mës a def ci lislaam lu toll ni li Xaadimu Rasuul def kooku suñ ko amee dañ ko war a liggéeyal waaye ni ñu koy liggéeyalee moo am solo sëñ Touba soxlaa lu ñu dara sëñ Touba xaalis sax kenn mësu koo jox ba mu téye ko ñaari loxoom tegal foofu rek la lay wax kaamil rek la ñu mës a gis mu nangu ko ci ay loxoom kon tey yii buñ ñuy sóob ci liggéeyal sëriñ bi mooy ñun dañoo yor alal joo xam ne suñ ko yoree mu sànku wala mu yàqu si suñuy loxo sëriñ bi ne kaay ma defal leen ko foo xam ne di ngeen ciy mucc tey ak ëllëg looloo tax addiya am mu ne seen ñaq yii bu leen ko def ci àdduna ñëw leen liggéeyal ma nga ñëw liggéeyal ko mu ne yàlla suñu borom fàggul nag ki may ñaqal di ma liggéeyal lépp lu mu bëgg waroon ko wuti ji loolu suñu borom moo koy dàq mu fekk si ko kon liggéeyal sëñ bi neex na noppale na bari na njëriñ waaye nag ni ñu koy defee rek am solo xumb bi ak def gi te defee woo ko ngir jëmm yàlla ni ko sëñ Papa Assane waxee loolu suñ ci bëggee sax nan lañ koy defee mooy lan dañuy xam ne diine ak jéem a xam sëriñ bi ak jéem a dund sëriñ bi dee su ko def ci sa xelum bopp dee su ko def ci ne nii laa ko gisee wala dee su ko def ci ne nii laa ko xalaatee danga naan nan la ko sëriñ bi bëggee nga jublu nekk ci loxo yoo xamante ne kilifteef gu mat la tey jéem looy def nga fexe am ci ndigal taxawaalu gi ak xel mu rafet mi dafa bari lool te mënta jëmee nit fenn tubaab yaa ngi nii ci jaaxle lañ nekk lan moo leen tax a jaaxle seen xel lañ toppoon te ku amum xel wala xam-xam doo leen ko ëppale waaye fi ñu toll ne amuñu sécurité amuñu mucc même bis bu set lii xaru ci seen biir kenn xamul nu mu toll amuñu jàmm yow nga nekk di liggéeyal Sëriñ Tuubaa sëriñ bi ne la jublul su boo ñëwee jox ma sa bopp li ngay jëkk xam mooy taaban nufoosu man taan la xoo biya duniyaa wa uxra zaaka fadlu rabbiya ne la wóor ne di nga am jàmm fii ñu ne di nga am jàmm fañ jëm te fàgguloo ko sa bopp maa la ko fàggul kooku lan moo ñu war suñu diggante ak moom liggéeyal ko dongo yi bari na fu ñuy tardeel seen bopp te foofu du seen wàll dongo yi boo leen gisee ci biir parti politique yi wala nga gis leen ci biir ay barab ay jataay yoo xamante ne xuloo ak xeex sax dañ koy def wala ñaar ñu bokk génn kër wala bokk wayjur mën a jàmmarloo ngir ñàkk bokk parti loolu pexem seytaane la nan ànd ak sëriñ bi bu joxoñoon Samba Surab Gay soo xamante ne nawloowuñu ko woon sax bu joxoñoon nañu fonkal leen ma kii barke Xaadimu Rasuul mu gënal ñu suñu bopp loolu moo ëpp garanti ci nun ëpp fulla ci nun gën ñoo mën a jëmale ci barab am kilifa moo ëpp njëriñ saaba yi dinaa leen ci tëjee lu gàtt saxaaba yi xare nañ Badar doon ay jàmbaar yoo xam ne alxuraan tagg na leen waaye ba ñu xaree Badar ba noppi ndax mën nañoo dugg Màkka dugguñu Màkka de te tagg nañ leen ulaayika azamu darajatan mais dugguñu Màkka ay xare amaat na fi waaye keroog bañ jébbaloo ci yonent bi laqad radiyallahu anil muminina is yubayyi'unaka tahta sajarati jébbalu nag dooni dongo muy ca Udaybiya at ma ca topp ci la Xaybar daanu at ma ca topp ci lañ dugg Màkka te tuuruñu deret bañ amee sëriñ xam ne yonent bii nekkate ñoo ngi àndoon ak moom di xare waaye nekkate sëriñ la boo xamante ne yaral xafaaya bi aynil qalbi zahiratan kama yushahidu ma tahtal akinnaati kooku doo ko digal da ngay jëfe ndigalam keroog bañ ko xamee leneen suñu borom gërëm keroog bañ ko xamee ci lañ am dugg Màkka am fukki junni nit yu dugg Màkka te tuuruñu deret loolu ak murit a koy maye réew mi suñ jógoon ne dañuy def révolution deret dina tuuru te kenn du am jàmm waaye buñ toppee ci ginnaaw Cheikh Mouhamadou Mountakha jàmm dina fi sax réew mi dina yëkkati ko ane keneen moo sañ a yëkkati loxoom ne ku ma topp di ngeen réew mi dina am loolu sëñ bee ko am loolu ci sëñ Tuubaa la ne fàggu na ko démb tey soog a ñëw kon kii li mu digle dañ ko war a def te waruñ ci teg baat yàlla na fi yàgg te wér damaa jël alxuraanu karim ak hadiis yoon di ci liggéey di ci tagg yonent bi ba am li ma bëgg
moo tax mu ne ko fakkal kër booy li nga bëgg a wax walaw kaana daxiifa xaj ba ko may garaat mooy juróom-ñaar yëpp àndal wéeru ci ñoom si nelaw ci seen wet di wéeru ci seen kaw lu ne mu koy def seen kaw bëgg na dem ñoom gars yi di nelaw mu ne wakka mu mel na koy nelaw ci ñoom ndax xel bu mu xel ci ñoom waaye ku tuddati ñoo fakkal bu mu baax suñu séraay bi la def ñu ne salaata bu wataat moom ak ñu wax ñu ne sant bu wataat moom ak ñu dafa tudd juróom-ñaari teg teg mag yam ni naa mag sali naa masi naa mag lu tabandu sala faf ka doon teg kon foo ak foo ak suñu waay rey moo tax mu ne ko alhamdulilahi tafatul fata la yam a te juróom-ñaar alhamdulilahi axraja mu yegg ci sa asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. tënk bi ñuy def nag te ñu jox ñu ndigal ngir ñu def ko dafa baax ñu leeral fi mu aju ak fi mu tegu mooy gis nañ ne weeru koor yu yëpp li ñu fi dund ak li ñu fi doon liggéey saa su ne ñu ngi yëg ne yamul rekk ci waa Touba ak waa Sénégal bari na ñoo xam ni fa ñu nekk ca soru sa lii da leen di dundal di leen wéttali ñu koy bokk di dund comme ñun tey nag bu ñu àndee lii weeru yàlla suñu borom dimbali ñu tey ñu ne tey la ñuy gunge weer wi dafa mel ne ñoom nañ ko àndee woon ak ñoom bu ñu xëy daje nii di wax nii ñu dégg rek ñuy làkk wolof te xamuñu la ñuy wax ci lan la sofu moo waral kon ñu jot ndigal ci jëruñ daara ji ñu def tënk boo xam ni ñi ñuy topp ci français dinañ ci mën a xam tuuti. Donc nous allons faire un petit résumé, une petite synthèse. C'est une entreprise casse-cou, n'est-ce pas? Parce que les uns et les autres ont beaucoup développé. Je crois que je vais commencer par la fin, parce que le propos de Serigne Youssou, l'essentiel de son propos, c'est de nous ramener à l'orthodoxie. L'orthodoxie, c'est quoi? C'est de se rappeler que le musulman, son statut le plus élevé qu'il peut avoir, c'est de revendiquer un statut d'esclave, d'être quelqu'un qui est sous les auspices d'une autorité, une autorité agréée par Dieu, et nous en avons une qui est la plus valable, c'est Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. qu'Allah lui donne une longue vie et une très bonne santé. Le rappel qu'il a fait est destiné à se remémorer une chose. Nous pouvons être dotés de ce qu'on appelle un esprit lucide. Mais n'oublions pas que l'exemple des compagnons est un exemple qui doit nous édifier. Ils se sont battus lors de la bataille de Badr. Ils ont obtenu une victoire éclatante. On les a affublés de tous les noms et de tous les qualificatifs. On est allé jusqu'à dire qu'ils sont d'un degré supérieur. Mais ils n'ont pas pu entrer à la Mecque. Pourquoi? Parce que jusque-là, ce qui leur manquait et qui était capital, c'était d'avoir une autorité digne de ce nom. Le vénéré Cheikh Abdoulaye Mbacké, commentant ce verset, disait que quand notre Seigneur a donné injonction pour qu'ils n'élèvent pas leur voix au-dessus de celle du prophète, pour qu'ils ne l'appellent pas de derrière ses appartements, pour qu'ils attendent qu'il vienne auprès d'eux, c'est à partir du moment, dit-il, qu'ils ont commencé à le considérer comme une autorité. En wolof, il disait c'est comme si le compagnonnage qu'il avait avec le prophète, tant qu'il n'avait pas prêté serment d'allégeance, c'est comme si ils étaient avec lui en termes de compagnonnage de gens qui sont sur un même pied d'égalité. Et quand ils ont prêté serment d'allégeance, c'est à partir de ce moment que tout ce qu'ils ont voulu a pu être réalisé. C'est là qu'ils ont pu aller à la Mecque, c'est là qu'ils ont pu en tout cas réaliser tout ce qu'ils voulaient. Pour revenir maintenant à l'objet de cette rencontre, nous sommes là pour un peu exploiter l'adresse que le vénéré Cheikh Mouhamadou Mountakha a fait ce matin. On sait que c'est une tradition dans l'Aïd el-Fitr, le jour de l'Aïd el-Fitr, que le khalife profite de cette circonstance pour donner un enseignement très fort sur les fondamentaux de l'islam. Il a rappelé plusieurs choses. D'abord, la reconnaissance qui nous incombe vis-à-vis d'Allah le Très-Haut. Cette reconnaissance, a-t-il dit,
il faut le mettre sur le fait que la chose la plus élevée que nous avons acquise, c'est d'être, n'est-ce pas, sous les auspices de Cheikh Khadim. Mais c'est une chose imméritée qui n'a pas de prix, et au nom de cette reconnaissance, nous devons rendre grâce à Dieu. Première chose. Il a évoqué également un propos qui est revenu plusieurs fois dans le sermon. Il parlait de Qasd Wadjillahi, c'est-à-dire mettre le cap, se diriger résolument vers Dieu et de ne pas choisir d'autres voies. Il est revenu sur le fait que le musulman est quelqu'un qui doit avoir en haute aversion le bas monde. Parce que le bas monde, il est fuyant, ce bas monde, on court derrière, mais celui qui ne s'arrête pas à temps risque d'être dans la perte. C'est pourquoi, dans ses propos également, il est revenu le fait de l'aversion que le musulman doit avoir pour ce qui est de ce bas monde. Et comment le faire? Comment y réussir? Le viatique du musulman doit être l'adoration de Dieu, se conformer à la coutume sacrée du prophète. Ce sont deux paliers qu'il doit respecter, et tant qu'il est dans cette voie, il n'a pas de chance de se fourvoyer. Ça, c'est également un aspect qu'on peut retenir dans son propos. Il y a aussi un autre aspect, c'est la trajectoire du cheikh. Il montre que si notre Seigneur nous a laissé un exemple visant comme le cheikh, c'est pour que personne ne puisse alléguer qu'il n'y avait pas d'exemple à suivre. Les choses étaient trop théoriques. Il l'a laissé parmi nous en tant qu'esclave, mais aussi en tant qu'exemple vivant. Et c'est pourquoi la présence de Cheikh Khadim dans nos rangs, en notre sein, doit servir, n'est-ce pas, de raccourci pour tout musulman. Parce que si Allah s'était limité à donner des injonctions, à dire aux gens ce qu'il faut faire, sans pour autant leur laisser un exemple vivant, il y aurait des difficultés pour le suivre. Ça également, c'est quelque chose qui est revenu dans son propos. Il a aussi montré que la préoccupation, le cheikh, ce qui fait de lui un être exceptionnel, hors norme, hors compétition, c'est le fait que tant qu'on l'a vu, depuis qu'on l'a vu, sa trajectoire n'a jamais dérogé. Il s'est toujours, quelqu'un qui s'est toujours défini entre le statut d'esclave et le statut de serviteur privilégié du prophète. Et c'est cette voie-là qu'on doit suivre. Et Seigneur Youssou, Pape Hassan a rappelé un exemple qui est un propos du vénéré Cheikh Salim Mbacké, qui disait que quand on nous demande de suivre l'exemple du cheikh, il ne faut pas avoir cette attitude, n'est-ce pas, dictée par Satan, qui vous décourage dès le départ, qui vous montre que c'est une entreprise impossible, qui vous montre que c'est perdu d'avance. Parce que celui qui fait l'effort de suivre le cheikh, il aura plus de mérite que celui qui n'a pas fait cet effort-là. C'est pour montrer donc que c'est également un aspect qui est revenu dans le propos. Il montre également que l'attitude la mieux partagée chez les musulmans, qui doit être de mise, c'est de se cramponner à Dieu. Se cramponner à Dieu, que les choses soient favorables, qu'elles soient défavorables, que les choses soient difficiles. Mais l'attitude la mieux partagée pour tous les musulmans, c'est d'être quelqu'un qui est toujours derrière Allah le Très-Haut. Pape Hassan est revenu également sur un autre propos. Sur le plan lexical, il y a un propos qui est attaché au propos de Cheikh Muntaka. C'est le fait de s'évertuer à faire des efforts, la constance. Et c'est un propos qui revient toujours parce que ce qui est de mise, le musulman qui veut arriver à bon port, il doit être dans la ténacité, il doit être dans la constance, il doit être dans une fidélité sans faille. Et c'est également un propos qui est revenu dans ce qu'il a dit. Et il montre également que la haute aversion qu'on doit avoir pour ce bas monde, parce que ce bas monde, il n'a que des faux fuyants. C'est un mirage, et celui qui court derrière, il ne le rattrapera jamais. Et c'est pourquoi l'enseignement du cheikh a toujours été de faire en sorte, n'est-ce pas, d'avoir cette aversion pour le bas monde. Et l'aversion pour le bas monde, qu'on ne s'y trompe pas, le calife a pris soin de bien le définir. Avoir en haute aversion le bas monde, ce n'est pas se priver de manger, ce n'est pas se priver de boire, ce n'est pas se priver d'amasser de la fortune, ce n'est pas non plus le fait de croire qu'on doit être détourné de nos responsabilités ici-bas. Avoir en haute aversion le bas monde, c'est simplement se retourner résolument vers Dieu, faire l'effort d'être en Dieu, et dans cette trajectoire, on parvient, n'est-ce pas, à échapper à ces traquenards du bas monde. C'est également un aspect qui est revenu dans son propos. Il y a aussi que ce qui peut faire en sorte que le musulman ne se perde pas, qu'il sache que le soubassement de toute action qu'il pose, ça doit être Allah et Allah seul. Parce que tant qu'il fait des choses, tout ce qu'il peut faire et dont le soubassement n'est pas Allah, qu'il sache qu'il a fait faillite. L'islam définit la faillite, ce n'est pas ce commerçant qui a perdu ses fonds. La faillite, c'est œuvrer ici-bas, œuvrer pendant longtemps,
et le faire au nom d'autre chose qu'Allah le Très-Haut. Celui qui le fait aura fait faillite. C'est également un aspect qui est revenu dans son propos. Il y a enfin le statut du Cheikh Khadim. Il s'est défini dans beaucoup de ses propos d'être un esclave soumis, d'être un serviteur soumis, d'être Zanaf in Biladarin, quelqu'un qui est porteur de mérite, qui est porteur d'utilité et qui n'est pas porteur de tort. Et quand on a quelqu'un de cette trempe devant soi, l'effort doit être maintenu, la ténacité, ne jamais reculer. Voilà entre autres quelques-uns des aspects que nous avons voulu faire ressortir en traversant les interventions des uns et des autres, mais nous avons conscience de n'avoir pas tout dit parce que chacun d'eux a développé, mais l'essentiel, que les gens sachent que le viatique que nous avons, ce qui nous fait courir, ce qui nous maintient, ce qui fait notre ténacité, c'est de nous abreuver à celui qui est Khayra Mauridi, celui qui est le meilleur abreuvoir. C'est ainsi que le Cheikh se définit. C'est ainsi qu'on définissait, le Cheikh définissait le prophète. Mais lui, il a pu gagner, n'est-ce pas, ce même titre, puisqu'on a fini par l'appeler Maurid Zaman, l'abreuvoir des assoiffés, pour dire donc qu'il a hérité de tout ce que le Cheikh a laissé, tout ce que le prophète a laissé à la postérité. Vivement donc qu'on suive son exemple, qu'on sache que ce qui nous a maintenus jusque-là, c'est de boire à la mamelle, n'est-ce pas, de ce que le Cheikh nous a tété. Si c'est les propos que le Cheikh nous dit pour chaque Aïd el-Fitr ou chaque fête de Tabaski, nous en faisons notre viatique, c'est pourquoi nous sommes là à discuter, à scruter, à examiner ces propos, parce que c'est ça qui fait une trajectoire qui, si on l'emprunte, n'est-ce pas, on est sûr de ne pas dévier. C'est la raison pour laquelle, pour que ceux qui suivent, qui sont peut-être en France, qui sont en Belgique, qui sont aux États-Unis, qu'ils sachent que c'est cela notre viatique. Le monde est peuplé de théories, les plus scabreuses les unes que les autres. Mais comme l'a dit Seigneur Youssou, ce sont des théories qui sont en faillite. Les gens ne savent plus quelle trajectoire prendre. Le monde est aujourd'hui dans une sorte de situation carabinée et les gens se recherchent. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est retourner à nos fondamentaux. Le vénérable Cheikh Abdullah disait que les gens sachent que les choses ne vont jamais changer. Si Allah le Très-Haut dit quelque chose, le réitère et le répète, il veut que les gens sachent qu'il ne se passera que ce qu'il a dit. Et les choses ne se passeront que de la manière dont il a dit. Je crois que c'est cela notre viatique. jërëjëf xam naa ne suñ ko toppee sax fii ba bët seet duñ ko jeexal kon damay jox sëñ Alioune nga teg ci rek te xam ne ñaan nañu suñu ay kilifa ñu ngi fi bàyyi seen i téyeb ñëw fi waaye ni leen sëñ Touba ñoree rek ko waral yàlla na leen fay gën ngi pay ndax xaside yi lépp a ngi ci biir ni ñu ko àndee dundal ko gunge gi ñëw ñu àndaat ko ñun loolu ñun amuñu seen pay waaye noonu ñu àndee daje ci loolu muhaajirin yi ak lansaar yi niñ dajee rek la di leen xamal itam ne gis nga weeru koor wi yëpp waa Hizbut Tarqiyyah man de maa ngi leen di beralaat geneen cant ndax maa leen waxoon ne leen biir saal bi nañ ko yaatal bàyyee ko ci suñuy kilifa yi loolu ba ma leen ko waxee def ngeen ko ndax ku ne xam na ne yoonu murit foofu ñu xam ne ki war a jiitu na jiitu ki ci war a topp na topp dongo yi xam nañ seen bopp ca jamono yonent bi ba bisub tey loolu dafa yàgg ci lislaam kon loolu bu ma leen ko waxee ngeen fonk ko def ko ci biti fii ngeen doon ne waaye saa bu sëñ Mouhamadou Mountakha rombe dina yëkkati loxoom tàllal leen loolu neex na lool du dëgg yamu leen ci fa ngeen toog yéen a ngi doon jàng alxuraan ndax jàng nañ fi 2 téeméeri kaamil ak 2 fukk ak ñeent ak ñaar yu tey muy 2 téeméer ak 2 fukk ak juróom-benn ak diiwaan loolu kon buñ ko jàngee fii ci teewlu ak diggante boobu ni ko suñu borom gërëmee ñaanal ci Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi ñaanal ko mu am ci ndam xam nga ne xel mën na cee rafet njort bu baax mën nañ ci am sax yaqin kon loolu man war naa leen dolliwaat santaat leen xamal leen ne leen discipline boobu rek moo am solo bu sëriñ bi nekkee ne bu ñu la neewul jógal dem ca bul jóg dem ca ndax laa taf'alu shay'an bi ghayri iznin fal iznu shartun fi qabuli sha'ni bari na ñuy parparloo defe ne loolu na leen may dara fekk na yar ak teggin ci la lépp ne jërë ngeen jëf loolu moom dama ko waroon a jottali ñu xam ne rafetlu nañ ko bu baax jërëjëf kon ñu ngi sant ñëpp kon jotaay bi
ni ko jëriñ daara ji matale na sëkk. kon mu mel ni kon cant gi li nga xam ni moom mooy cant gi ci turu jëriñ daara ji kon matale na ci ñëpp tàmbalee ci. li ma ciy dolli loolu sax xam naa ne ñun suñu biir Hizbut Tarqiyyah dañoo tàmmul di santante ndax ñun dañuy jàpp ne saa su ne soññante moo war a doon suñu farata waaye léeg-léeg tamit waaw góor moom soññee la jërëjëf itam léeg-léeg dina firi soññe kuréelu xaside yi ñu nan lañ def ren daaw kuréel bi jàng ak yi jàngul ñëpp dañuy bëgg a dugg fii ren ñu ne kuréel yi nga xam ne ñooy jàng kuréel bi jàng rek ñooy dugg ci salle bi yeneen kuréel yi am na kuréel boo xam ne mën na jóge Ndar dugg seen kaar ñëw pour gàttandu sëñ bi waaye fële la ñuy ne ci biti bu ñu gungee sëriñ bi ci ginnaawam ba sëriñ bi agsi ba jege bunt bi noppi nañ ci duñ dugg ñoo ngi taxaw di ko xaaraat ngir ñi jàng fi jàng ba àggal ñoom bu sëriñ bi génnaat ñii noppi nañu ñoom du jël tamit tàmbali koo gunge bu ñu paree delluwaat Ndar ci guddi gi am na ñoo xam ne Dakar la ñuy jógee am na ñoo xamante ne Mbàkke la ñuy jógee am na ñoo xam ne Kaolack Rufisque Bambey Thiès Louga yëpp am na mais ñooñu loolu ñu def noonu man loolu kon su ma waxee ne ñi nekk ci mbaar mi ñu ngi leen di sant kuréel yi tamit dañ leen di war a beral sant ndax di jàng boole ko fexe amuk taalibe loolu moo am solo mais am di jàng rek ngir amuk pal wala di jàng ngir mel ni leneen la tax a jóg loolu bokkul ak xasdu li wajhillaahi sëñ Mayib Guèye jàngal na sëñ Modou Moustapha keroog sëñ Modou Moustapha ne ko ba ngay teewut bu doon liggéey day ne ca kanam suñu santaanee lu metti metti daf koy def kon kooku bu ngeen ko royee mais du ngeen tayal du ngeen doon jàngkat yoo xam ne ndawalu wata bor bu taxawee ngeen defe ne yéen ci mën ak jàng nag bu ñu wootee liggéey du ngeen ko mën déedéet jàngkat Hizbut Tarqiyyah lépp lay mën day liggéey te it am na ñu bare ñoo xam ne xamuñu ne fii kuréel bi ngay jël nii mais ay chef d'entreprise ñu ngi ci yoo xam ne waxtu jàngal sëñ bi bu jotee dañuy bàyyi seen barab ñëw futti ko ñëw jàng bu ñu paree dañuy delluwaat ci seen entreprise te am na ci ñoo xam ne ñaar fukki nit wala fanweeri nit mën nañ leen yor yoo xam ne ay employé lañu te jàngal sëriñ bi bu jotee ñu wan ginnaaw lépp ñëw jàngal sëriñ bi xasida ñooñu kon du ñu jàngkat yoo xam ne dañuy bëgg a jàng pour nga bokkal leen dara soxlawuñu loolu ñooñu dañuy jàngal li wajhillah loolu lépp kon su ma ko bëggoon saraa day sori waaye maa ngi sant ñëpp jërë ngeen jëf waaw kon li may ñaan rek ñu tëjee ci sunu jàmbaar jooju nga xam ne moo jiite woon liggéey bi atum daaw ñu ànd ko moom ren yàlla dogal ab liggéeyam mat mu wuy ji suñu borom muy Sëñ Aatu ñu fasal ko xam naa ne man de saa bu ma koy ñaanal li may wax mooy barkeb liggéey Sëñ Tuubaa yàlla nay dotti ko ci kawam saa su ne ndax mbooleem ñaan yi ak mbooleem njëriñ yi ak mbooleem yiw yi bi ma ci gën a wóolu mooy liggéey Sëñ Tuubaa kon te loolu moom moo doonoon profession ba am njàngam matee mu jeex université mu yor ay diplôme ba bi muy am juróom-ñaar fukki at wuy ji suñu borom mësta xëyal ku yàlla bind Sëñ Tuubaa rek la mës a xëyal mësta gontal ku yàlla bind Sëñ Tuubaa rek la mës a gontal kenn du ne ba mu ma liggéeyalee benn bis ma fay ko nangam bañ na ko ba mu jeexalee am njàngam ñu yëkkati xaalis fay ko muy li ñu tuddee pécune mu jeexal école normale wala jàngale ji dafa ñëw ci seen blaat ne ko lii ñu ma fay daal dama koy delloo ji ndax leneen na nekk sama xel wax sëñ bi la nekk ci xelam sëñ bi ne ko Sëñ Tuubaa ko def ci yow keroog la jël xaalis bi dem delloo ko professeur Iba Der Thiam mu ngi ca dëgg nettali na ko assemblée nationale loolu la Sëñ Aatu def delloo leen 640 000 à l'époque 1981 boobu tey jii bu doon tey ay millions la ba mu ko defee di jël car rapide ñaar fukki dërëm wala ñeent fukki dërëm boobu temps day jafe ci moom
mu koy lijjanti di ñëw di jël car rapide di ñëw di liggéeyal sëñ Touba ca Sicap Rue 10 ñu koy wax Sicap sëñ Cheikh mu ne ci loolu ba liggéey bi ak si màgg ba toll foo xam ne jigéen boo ko jëloon jiital ko ci Hizbut Tarqiyyah mën naa dem lu jafe amatu fi xam nañ yoon wi fii koo fi jël mën naa doon jëwriñ kon ñun yar bi mat na doxin wi leer na lu jafeeti nañ góorgóorlu. jërëjëf ñu ngi sant jëwriñ daara ji sëñ Youssou Diop ci kaddu yu am solo yi nga xam ne moom la tëjee waaye itam di mottali sant rek ci turu sëñ Youssou Diop ci mbooleem ñi nga xam ne kon àndoon nañu ak ñun jataay bi te jiital ci sëriñ bi yàlla fi yàgg te wér jiital ci njabootu sëriñ bi ñi nga xam ni li leen sëriñ bi toqi day mel ni ñi ngi koy feeñal seen digganteeg ni ñuy wuysee ci liggéeyu xaside yi fonk giñ fonk xaside yi ak sopp giñ sopp xaside yi ba tax nunguñ ko ñàkk teewee benn bis loolu yàlla suñu borom ful te fay leen ko te barkeel leen te leen Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké yéene suñu borom defal leen ko ñoom ñëpp mboolem taalibe yëpp leen Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké yéene ak li leen nammal ñu ñaan suñu borom mu defal ñu ko ñaan suñu borom Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké yàgg jiite liggéey bu am solo bi ay ati at suñ kanam at yu yàgg yoo xam ne day doon kéemaan ni nga xam ni noonu la suñu borom defe suñu Tuubaa muy kéemaan ci jamono ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp ñuy seetaan seen télévision Al Mouridiyyah itam ak fu ñu mën a nekk itam ñu ngi leen ci sant di leen gërëm di ñaan suñu borom doon leen ay tawfeex ci liggéey Sëriñ Tuubaa. asalaamaaleykum maa ngi ànd ak yéen ba ba may dugg ci bàmmeel maa ngi leen di ñaan bis bu ma fi bàyyi ko wuy ci saa borom na ngeen ma bëgg maa ngi ci yéen tey baal la barke Seexu Xaadim liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu doon lu ñu yëkkati moom laal suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya. Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké sagal nga lislaam jërëjëfe Mbacké. sant rek te soññu bu nu geesu bu nu taxaw. Cheikh Mouhamadou Mountakha al Mbacké di la sant ka ziar daa war dàkk jërëjëfe Mbacké. Hizbut Tarqiyyah ay géej ay tund ay montagne bu doxoon sa diggante ak sa sëriñ da nga ko war a jéggi. ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai 2021 Touba daara Hizbut Tarqiyyah moo fas yéene amal ziar bu mag ci xalif général des Mourides Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké. Hizbut Tarqiyyah. liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu doon lu ñu yëkkati moom laal suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya. Cheikh